C'est bon. Allez-y. Asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Ousmane Thiam coordonnateur RENAPTA bu Parcelles Assainies maa ngi nuyu mbokki prestataire transfert d'argent yi nekk Sénégal yépp rawatina secteur bu Parcelles Assainies bi nga xamante ni maay coordonné cellule bi di ñëw rek ci benn point bu am solo boo xamante ni depuis 26 jours ñu ngi koy observer muy benn boycott Orange Money boobu ñuy observer ñun prestataire de transfert d'argent yi depuis 26 jours bi ñu ko démarré ak léegi dans le territoire national ñu bëggoon ci wax ak rek mbokki prestataires yi ak mbokki sénégalais yi nga xamante ni nii tey ay clients lañu d'abord dañuy commencer ci suñu mbokki prestataires yi di def benn déclaration boo xamante ni ñoom la gën a concerné tey Orange Money dafa nekk benn opérateur boo xamante ni nii tey ñun ñi nga xamante ay transfert d'argent la ñuy def dañ ko am suñuy point di ko def mu nekk benn contrat boo xamante ni moo ñu lié ak opérateur boobu di Orange Money ñu signé ko mu nekk contrat gagnant-gagnant ñu toog benn jëmmi jamono bi nga xamante ni moom la ñuy gën a wax muy récemment dans le mois bi passé ñu jékki rek commission yi nga xamante ni moom lañ signé woon comme contrat ñi siy gagné ñu jékki wàññi ko de 50%. bi ñu ko wàññee mu naqare ñu lool amuñu fenn fu ñu koy jooytu lu dul si ñi nga xamante ni tey ñoom lañ signé loon contrat bi ñu wàññi ko ñu jàkkaarloo moom à plusieurs reprises di si waxtaan ak ñoom mais mënul am saafara parce que tey commission yooyu ñu wàññi noonu tey nit mënu si liggéey yore si place am di fay employé di fay courant di fay internet di fay soxlaam c'est impossible si commission yooyu parce que ku ne xam na ni le jeune entrepreneur bi nga xamante ne ni moo ubbi multi service am ku ne xam na ni xaalis bi moom moo ko lijjanti kenn mayu ko xaalisam la mun na am dafa dem leb banque mun na am ay parents wala ku mu mënta doon ñoo ko jàppale ba mu ubbi multi service ay millions commencé jël ay opérateurs signé ak ñoom rawatina ku mel ni Orange Money mu jékki-jékki rek commission yi ngi siy gagné mu nekk benn contrat boo xamante ni waru ko violer yow waroo ko violer mu wàññi ko à 50% nga xamante ni tey yow mënatoo si am benn dërëm kooku mooy tey day rey secteur transfert d'argent rawatina porte-monnaie électronique boobu moom da koy rey parce que au fur et à mesure yaa ngi def Orange Money yow à la fin du mois tu te retrouves presque à 0 franc mënoo si fay sax facture courant bi nga xam moom lañ lay indi te dina tarder say activité ba nga xamante ne nii tey ku ne xam ne demande bi nga xamante ne nii seen promo yooyu ñuy def bu amee lu mu lay tarder rek dafa bari ñun tey ñu gis ne dañoo war a àndandoo nekk benn ñun prestataire transfert d'argent yooyu si Parcelles ak si Sénégal yëpp nekk benn xeex ba nga xamante ne nii commission yi danañ ko delloo à la normale loolu mooy suñu objectif moo waral boycott bi nga xamante ni depuis 26 jours ñu ngi si ñu bëri nag respecter boycott boobu parce que tey boo jëlee exemple lu yem ni Orange Money commission yi tey boo defaan 1000 francs yaa ngi si doon am 18 francs loolu lu normal la moo doon commission bu normal la tey 1000 francs tey boo ko déposé yaa ngi si gagné 7 francs mooy commission bu bees bi ñu jëlaat exemple si 5000 francs client bi ñëw tey demande la 5000 francs 5000 francs boobu yaa ngi si am une somme de 28 francs comme commission mais xoolal ma commission yi nu mu dérisoire nu mu doonee loo xamante ni kenn xamul lu muy ñëru loolu du liggéey 5000 francs ñu jox la si 28 francs mais xoolal 5000 francs bi ñoom nan lañ si encaissé ñun nan lañ si am 350 yooyu fan la dugg 28 francs yow nga si am dafa doon loo xamante ne nii tey mënuñu ko bàyyi
muy prospérer dans le territoire national loolu mooy rey secteur transfert d'argent réduire ko au néant loolu la parce que tey ku xam Orange ak nu muy liggéeyee xam ni tey télécentre yi nii la ñu démarré woon tey télécentre yooyu démarré woon nii dañoo jékki ba jëmmi jamono télécentre yëpp léegi tey ñu commencé di def la prolifération des télécentres partout dans le Sénégal ba nga xamante ne ni tey bari na bari boo xamante ni télécentre yi mënatoo si am dara mënatoo si gagné ñi nga xamante defoon nañ seen caution toog perte seen caution di daw si Orange si Sonatel mujj ñu jot dara ñun ñu gis ne tey loolu ñu defoon si télécentre yi moom la ñu bëgg a indiwaat si Orange Money installer seen kiosque yi partout dans les communes partout dans le Sénégal si kaw tali yi si mbedd yi si buntu place yi partout ba pare nag sénégalais yi ñu jël ñu leen di liggéeyloo ñu leen di fay des salaires yoo xam ne c'est minable yoo xamante ni nii boo si passé sax yow di jóge ko quartier ak quartier mu jeex takk ñun ñi nga xamante ñun ñoo ubbi suñu point nekk tey ay partenaires ñun doonuñu ay employés Orange Money mais ay partenaires lañu ñu war si gagné lu ñu war a gagné ñu aaye ñu loolu jël suñu loxo léegi ne dañ koy génnee si ndab li dootuñu si lekk dootuñu si am dara mais lépp tey seen bénéfice lay doon ñuy nekk di def ay bénéfices des milliards et des milliards sénégalais bi mënu si gis boppam ñoom ñoo si gis seen bopp jël xaalis boobu tey bu paree ngoon nga mu dem fanaani France ñun loolu la ñu gis ñu ne loolu tey en tant que prestataire de transfert d'argent duñu ko d'accord ñoo bañ duñu ko nangu Orange Money lu ñu bëgg a teg mënuñu ko accepter kooku mooy li nga xam mooy réalité ñu bëgg tey Sénégal yëpp xam li nga xamante ni tey mooy suñu xeex ak Orange Money ñuy interroger population Sénégal que lii nga xamante ni mooy jokkalante xaalis di transfert d'argent bari na ay opérateurs yu koy def mun nañu fi citer ay opérateurs yoo xam yépp transfert d'argent la ñuy def lu mel ni transfert sûr opérateur la day def transfert d'argent lu mel ni Wari day def transfert d'argent lu mel ni Joni Joni day def transfert d'argent am na yeneen porte-monnaie électronique yu mel ni tey e-money mel ni Tigo Cash mel ni Cash Cash yooyu yëpp tey jokkalante xaalis la ba nga xamante ni ki ngay yónnee xaalis dina ko jot te si biir transfert yooyu tey ñoom respecté nañu am na si ñoo xam ne respecté nañu commissionnement bi ba nga xamante ni tey amul loraange suñu biir donc tey Orange Money bu ñëwee respectul commissionnement ba mu ñuy lor mais dañu koy teg fële nag fu ñukk ni yekk bu naqari dem seeti yeneen transfert d'argent yi client bi la personne lu ko intéressé mooy xaalisam ki mu koy yónnee na ko jot seulement mën na ko jaarale si yeneen opérateurs yi pour le moment ñuy wax population Sénégal ñun ñi nga xamante ni ñooy prestataire de transfert d'argent yi di leen ko defal ngeen di suñuy papa ñii di suñuy yaay ñii di suñuy frère ñii di suñuy sœur ñu bokk la famille sénégalaise ñu ngi leen di interpeller ne leen xam leen bu baax fu ngeen di dugal seen xaalis Orange Money bi ñu minal leen tey ñëpp war nañoo xam ne tey day daane économie wu Sénégal mais doonul lu koy jëmale kanam loolu dañoo bëgg Sénégalais yi xam ko di def choix si fu ñuy yónnee xaalis parce que tey ñun ñi nga xam ne dañoo ubbi suñu entreprise employé ay emploi tey bu ñu demee ba secteur bi nit ñi di fa dugal seen xaalis mënatuñu si fay suñu emploi mënatuñu si fay suñu courant mënatuñu si def suñuy besoin mais bu yàggee entreprise boobu day dem fayit kan moo ko yóbbu fayit Orange moo ko yóbbu fayit parce que seen xaalis yëpp Orange ngeen koy jaarale te Orange boobu noonu tey liñ siy gagné amatul benn njëriñ amatul solo donc loolu mooy tax lii di chômage bi di gën a multiplier wu soo leen jàppalee waa Orange si lii ñu nekk nii parce que bu boobaa man mi nga xam ne je suis un jeune entrepreneur damay daanu sama société ki nga xamante ni moom laay jël mu may jàppale ma koy fay dootuma ko mën a fay je ne peux plus léegi ma gérer samay charge entreprise donc loolu mooy yóbbu entreprise fay te Orange Money si tànk yooyu la ñu nekk ak ñoom
ñu leen di wax nag ñun prestataire de transfert d'argent du ñu leen may dara. On a observé un boycott de 26 jours def nañu sit-in bu mujj cette semaine-là au niveau de l'agence Sonatel des Parcelles Assainies mu nekk sit-in boo xamante ni nii indi na une forte mobilisation ba prestataire transfert d'argent yëpp ñëw bi ñu si jógee ko aussi boo demee côté Ziguinchor la région de Ziguinchor def nañu sit-in la même chose Kaolack def ko Thiès def ko Mbour ak yeneen ak région yëpp war ko def observer loolu su ñu defee loolu ba nga xamante ne nii tey région à travers le Sénégal ñëpp def nañu ko ba pare te gis nañ ne lii di suñu motif di suñu doléance satisfaire ñu ko dañuy jéem a def li nga xamante mooy accélération à la vitesse supérieure te boobu mooy gën a métti mooy gën a tar parce que lii daf ñu jaral lu ne dafa nekk un combat à long terme c'est pas un combat à court terme tey daf ñu jaral tey ñu saisir toutes les autorités compétentes de ce pays yi nga xamante ne ni tey ñoo coiffé ce secteur là ñu gisanteeg ñoom waxtaan ak ñoom suñu ko saafarawul ñun ñoom moom suñu bopp kenn mayu ñu xaalis kenn lebalu ñu xaalis kenn joxuñu li ñuy dugal ci Orange Money dañuy téye suñu loxo bañ a def Orange Money jusqu'à nouvel ordre loolu mooy li nga xamante ne nii Sénégal yi war nañu ko xam ñu jublu si fête de la Korité ku ne xam na ne jokkalante xaalis day bari ñuy interpeller encore les Sénégalaises et Sénégalais que seen xaalis bu ñu ko jaarale ci Orange Money nañu ko jaarale ci yeneen opérateurs yi nga xamante ni ñu ngi def transfert d'argent c'est mieux si leen si ñi leen koy defal gis seen bopp ñoom itam si leen siy gën a gis seen bopp que ñu teg Orange Money fële parce que ku ne xam na ne Orange Money am na problème sécurité parce que lu mel ni porte-monnaie électronique ni ñu ko defaree lu rapide la lu gaaw la mais tey soo si juumee rek yow perte nga sa xaalis bala ki nga juum bu nekkee Orange Money bala bu ko retiré rek yow da ngay ñàkk li nga xamante ne ni tey moom nga dugaloon si compte boobu parce que soo demee Sonatel day wax comme kooku retiré nag mënatuñu ko annuler donc yow da ngay perte sa xaalis en plus tamit ñun ñi nga xam ay distributeurs Orange Money lañu mais waruñ ñu traiter en même de la même sorte que ki nga xamante c'est un client tey ñun dañuy juum si benn somme de 20 000 francs wala 25 000 francs dem di def réclamation au niveau de la Sonatel mais réclamation dañuy rang de 8 heures à 14 heures ou à midi comme clients yu simple yi te ñun seeni partenaire lañu war nañu jox côté boo xamante ni tey ñun foofu ñu defee suñu réclamation le plus vite possible ñu mën a delluwaat suñu liggéey mais tel n'est pas le cas loolu mooy tey ñun ñu ngi liggéey ak waa Orange mais joxuñu cër joxuñu respect nit ki nag soo liggéey ak moom ngeen am contrat bien déterminé bien ficelé joxul la cër joxul la respect mais nga xam sa bopp xam noo koy xeexee bi nga xamee ne tey feneen am na ba léegi kenn sonnatul feneen dafa am moom kese nekku fi comme opérateur feneen am na fii bu doxul ñu dem feneen loolu mooy réalité moom la Sénégalais yi war a xam moom la prestataire yi war a xam ñuy woo encore une fois de plus ñi nga xamante ne nii ay points la ñu yor nekk des entrepreneurs di développer le Sénégal ku ne xam na ne secteur bi ñu nekk ni tey lu muy participer ci économie wu réew mi kenn xamul nu mu toll suba ba ngoon nit ñi bu ñu xëyee seeni dépense seeni soxla lu ñu bëgg ci transfert d'argent yi la ñu koy jaarale kon tey transfert d'argent boobu noonu état daf ko war a contrôler de près et de loin xool xaalis boobu ñuy jokkalante ndax tegu na ci yoon wala teguwul ci yoon bari na ay problème trop rawatina ci Orange Money bi nga xamante ni suba boo xëyee suba ba ngoon partout dans les médias on parle de arnaque lañ lay wax dañ la arnaquer ci Orange Money mais boo demee nga def plainte du mujj fenn amul fenn fu muy mujj plainte boobu nga def noonu day nul doo mun a retrouver wu jotaat sa xaalis mais loolu c'est du n'importe quoi l'État ne doit pas regarder ça xaalisu sénégalais yi bi nga xamante ne ni tey xamuñu nu ñu def ba am ko ñu leen di nax di ko dugal ci benn réseau transfert d'argent Orange Money ñu leen ciy nax état mu ñu ci jàppale sécurité amu ci dara amu ci muy gën di proliférer ba kañ
mais nous disons non loolu du mun a continuer ñun duñu ko seetaan. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes nés ici au Sénégal, on ne se laissera pas faire. Man Ousmane Thiam coordonnateur cellule Parcelles maay wax loolu on ne se laissera pas faire lii Orange bëgg ñu imposer du nekk tey du nekk suba du nekk ginnaaw suba jaral nañu ñun ñu ñàkk suñuy bakkan dinañ ko xeex administrativement dinañu ko xeex techniquement dinañu ko xeex stratégiquement dinañu ko xeex commercialement loolu laa wax te dama bëgg Sénégal yëpp xam ko may encore woo une fois de plus prestataire de transfert d'argent ay intellectuel ngeen ay entrepreneur ngeen ay boroomi xam-xam ngeen yéen a am seen entreprise moomal ko seen bopp xam leen fu seen intérêt nekk ngeen poursuivre seen intérêt bu leen kenn manipuler bu leen kenn utiliser bu leen kenn exploiter loolu dafa jeex fii réewu un état de droit la état boo xamante ni la tey ñun suñuy maam yi ñoo fi nekkoon les Mame Abdoulaye Niass les Cheikh Ahmadou Bamba les Maodo Malick ñoo fi nekkoon di bañ Lat Dior Ngoné Latyr Diop di bañ ñun dañuy nekk fii di bañ ba dee kenn du ñu nopp on ne se laissera pas faire il faut que ça soit clair donc may wax ni rek ngeen xam yéen yeneen ñan bu am benn défaillant dama ne la grève continue le boycott Orange Money continue jusqu'à nouvel ordre ñoom bu ñu bàyyiwul ñun du ñu bàyyi ñu xool kan mooy perte ñun depuis 26 jours ñu ngi def transfert d'argent bu ñu xoolee li ñu daan gagné la ñuy gagné parce que bu doonul Orange Money di beneen opérateur te bu ñu defee suñu état dans la journée li ñu daan am la ñuy am donc s'il y a perte c'est Orange qui va perdre et non nous et non nous donc on lance encore un appel solennel à tous les prestataires de transfert d'argent à respecter ce boycott jusqu'à nouvel ordre loolu daal mooy message bi nga xamante ne nii monsieur le journaliste ñu ngi ko doon jéem a passé population bi mun ko jot jàppale ñu si prestataires yi mun ko jot respecté ko que lépp doon loo xamante ni day duggaat si économie wu Sénégal day rester si Sénégal et que non muy génne li dem France loolu la ñu wax ku nekkoon si kàddu bi seen xarit la seen mbokk seen collègue Ousmane Thiam nekk jeune entrepreneur de transfert d'argent nekk encore le coordonnateur de RENAPTA réseau national des prestataires de transfert d'argent fii si Parcelles Assainies maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah ba beneen yoon merci beaucoup